asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak fële ca assemblée nationale ki nga xam ni mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem beek dikk bi ci suuf daal di xamle ni daal lii di train express régional di TER bi dina daw nit ki rek ci ñaareelu xaaju année 2021 bi loolu yi nag mu ngi ko xamle ca assemblée nationale ñenn ci askan bi ni gëmuñu ko ñeneen ñi tamit ni nee nañu daal am nañu yaakaar ne xanaa bi yoon lii di train express régional bi di TER bi dina daw fii ci Ndakaaru fukk ak benneelu édition bu ñu jagleel tirailleurs sénégalais yi ñi nga xam ni ñoo fi doon rek ñafe di guerre pour France ñooñi nag tey ji lañ ko doon màggal ci àdduna wërngal këpp l'armée geeg ñëpp di leen delloo njukkal waaye nag ñu tànn ci kenn muy professeur Iba Der Thiam dem si yàlla sa nga xam ni moom fu nekk taxaw na fa ngir rek ñu respecté ak yelleefu ñooñu nga xam ni ñoo di tirailleurs yi ngir rek sàmmoo ak li nga xam ni defal nañ ko réewum tugal moom nag professeur Iba Der Thiam daal di nañ koy delloo njukkal te yi tamit daal di dellu siwaat ci lépp lu nga xamante ni moom mooy taarixu histoire ñooñu di tirailleurs yi. première édition prix Macky Sall jëm ci wàllu recherche moom nag 60 millions de francs CFA moom mooy prix boobu ku ko gagné moom ngay am ki nga xam ne nag moo ko jël mooy professeur Fatou Bintou Sarr bu université bu Thiès ki nga xam ni moo di président de la République son excellence Macky Sall nee na nag faawu rek ñu gën a dooleel gëstu bi ak science ci biir l'école yi rawatina ci l'école primaire di jàng bu ndaw bi beneen bi ci des tamit nee na ni nga xam ni moo di dunu Afrique faawu ñu taxaw jonn ba lii nu tuddee révolution numérique di jumtuwaay yu xarala yi buñ ca yeggee fekk ñoom ñu def ci jéego yu am solo. bismillah ci faram-fàcce gi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi première édition prix Macky Sall ñu jagleel ko lu jëm ci wàllu science maanaam ak lu jëm ci gëstu muy recherche loolu nag ki nga xam ni moom moo ko jël mooy professeur Fatou Bintou Sarr bu université bu Thiès juróom-benn fukki million moom moo ànd ak prix boobu président de la République moom moo teewoon ca ndaje ma waaye xam la ne ne daal faaw ñu gën a dooleel lii di science ci biir l'école yi rawatina ci école primaire bu ko defee xale yi mën a xereñ ci wàllu woowu beneen bi ci des tamit moom président de la République xamle na ni fi nga xam ni moo di rendez-vous bi ñu jëm mu jëm ci jumtuwaayu xarala yi fokk Afrique dal di fagaru ba buñ ca yeggee ñu bañ a tardé président Macky Sall ci micro Babacar Seck. À mon sens, nos pays doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique. ci sama xalaat suñu dëkk yi dañu war a fexe ba bañ a raté li ñuy wax révolution numérique bu ñu dalee rek nar nañu am ay jafe-jafe yu ngand ci beneen wàll gi benn ci condition yi sama xalaat moo di fexe ba jàng bi jëm ci wàllum science ak technologie ñoŋal ko nga xamante ni suñu ndongo yeeg suñu élèves yi dañu leen di gën a xëcc ci wàllu woowu ci loolu nag am na défi bu ñu war a fexe ba relever ko ngir ñuy intéressé wu ci science gën a sakkan lu ëpp tuuru dañu koy wax bu ñu demee ba lu toll ci téeméer juróom-ñaar fukki yi jàpp juróom-ñaar fukki ak juróom yi nga xamante ni ñoo amee bac benn filière dong la ñuy jugee kon jafe-jafe am na mbir moomu nag faw ñu wëlbati ko ñuy gën a yokk ñuy am bac yu jugee ci série scientifique yi te loolu dafa di liggéey bu ñu war a tàmbali ci l'école primaire bi dinañu gën a yokk calcul yi wante itam nañu fexe ba gën a fësal ci bu ndongo yi nekkee ci classe CM2 rek wala 6e ay documentaire scientifique. Mais aussi la promotion dès le CM2, la 6e de documentaires scientifiques. TER bi ndax dina daw wala kañ lay daw loolu laaj la bu askan bi di samp jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi nag ca assemblée nationale moom xamle na ni train bi dinañ ko dawal niki rek ñaareelu semestre muy ñaareelu xaaj bu atum 2021 ñenn ci askan bi nee nañu daal bala ñu koo gëm dañu koo gis ñenn ñi sax nee nañu gëmuñu ko benn yoon ñeneen ñi ci des nag ñi ngi am yaakaar ni bii yoon rendez-vous bi ñu joxe duñu ko raté Abdourahmane Ly. TER nar na daw ci ñaareelu semestre atum 2021 ñenn ci askan wi ñu ci mel ni Matar Diop boobule déclaration joxuñu ko bopp jàpp na ni joxe ay date saa su ne amul benn njëriñ. amul sens ñuy joxe ay date comme que joxe na ñeenti date yoo xam ne affaire bi départul par respect au chef de l'État moom mi nga xam ne moom mooy ndeyu mbili gi moo ko lancé amaana am na yéene bu rafet mais comme que maîtriser wuñu kañ la war a
daw man daal su ma leen doon conseillé dama naan soxlaatu ñuy joxe date nañ noppi gars yi tegu ci liggéey bi bu sottee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñoo maîtriser lépp ñu woo peuple bi ne leen bés sàngam terre bi dina commencer après ñëpp daal di applaudir parce que ñëpp soxla nañ ko nag. Vieux Fall ànd si loolu mu ngi ñuy xamal ay njaxarewam ci TER bi nga xamante ni ay gént la ko jàppee. transport régional boo gisee ñun boo bëlee sax ñun ñu ngi ko jàppee ay gént parce que joxe nañ plus de 3 dates yoo xam ne gisuñu dara dem beex dikk bi boo xoolee tey la gën a metti daanaka boo xoolee sax boo demee sax boo fa jaaree sax da ngay gis ni dañ koo muur dafa poussière ba commencé yàqu te daanaka def nañ si ay milliards yoo xam te ne kenn xamul nu mu toll. Pape Gora Diagne moom am na si yaakaar ñu taseeg moom si arrêt bus bi niki ay simili yu bëri mi ngi fii di xaar mu ngi yaakaar rek ne bile date ñu joxeeti dinañ ko sàmm rawatina njëriñ yi nga xamante ni jàpp na ni TER bi am na ko. ñu ngi koy xaar parce que nag yaakaar naa ni bu fekkee ne un ministre de la République dem na ba assemblée waxaat ñu beneen date boo xam ni dañuy ñaan yàlla ñu respecté ko parce que nag wax dëgg yàlla train express régional bi am na solo parce que gis nañ Sénégal ni mu mel ak Dakar fi nga xam ne population bi yëpp a ngi fi donc train boobu bu ñëwee dina baax parce que dañu permettre ñi nga xam ne ñu jóge ci banlieue bi ñëw Dakar bu ngoonee ñibbiwaat bu ñuy dem en masse day baax. mu ngi woo askan wi suñu sàlloog muñ même bu fekkee ni date yu ñu xam ne yépp benn yoon TER bi daw si. fukk ak juróom-benneelu édition bi ñu dagleel tirailleurs sénégalais yi di suñu soldats yooyu nga xam ni ca guerre mondiale ba ñoom ñoo ci doon rek demoon ngir xare ci ñoom nag li nga xamante ni rek moom la ñu def tey mooy delloo leen jukkal sargal leen waaye kenn ci ñi nga xam ne ay doomu Sénégal lañu yu yàgg xeexal ñoom tirailleurs yi muy professeur Iba Der Thiam dem si yàlla si moom tamit sargal nañu ko ndax taxawaayam ngir ñi nga xam ni ñoo di waa bitim réew daal di dëppoo ak àq ak yelleefu tirailleurs yooyu. la cérémonie bi nag li nga xamante ni rek moom la ñu ci ràññee moo di ni daal ñëwaat nañu ci taarixu mbir moomu nga xam ne mi ngi amoon fanweeri fan ci weeru novembre jàpp benn fan ci weeru décembre Mamadou Lamine Fati moo ñu fa teewaloon. sargal bu mag la ñu def kii di professeur Iba Der Thiam jóge ci forces armées bu Sénégal loolu yëpp ci bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel tirailleurs sénégalais yi la. mu nekkoon loo xam ne professeur Iba Der Thiam daanaka moom moo ko inspiré woon moom moo indi woon xalaat boobu ba fexe ba bés boobu am bi boobu muy amee ba léegi daanaka moom at bu nekk daan na taxaw témoigner di fàttali ñëpp li nga xam ne tirailleurs yi moom la ñu indil askan wi moom la ñu indil àdduna si yëpp ci ñaari guerre mondiale yi passé woon muy 14-18 ak 39-45 Iba Der Thiam indi ci xam-xam bu rëy wane ci xam-xam bu rëy wane ci xarañ bu rëy ab li nga xam ne daf ci nekkoon te nëbbu ñu bëri xamuñ ko mu xamal ñu ko mu nekk loo xam ne dañ ko yokk boole ko ci li nga xam ne moom la ñuy tàggatee suñu soldats yi pour gën leen yokk ñu xam seen bopp gën a xam kan la ñu nekk gën a xam li ñu war a def gën a xam li ñu war a taxawee ba nga xam ne léegi muy Sénégal muy ci biti xamee nañu armée Sénégal forces armées Sénégal ci jub ci am fit ci am fayda ak ci respecté fulaal nit ak yellefam. jikko ju rafet ak nekkin bi soldaar yi di tàmm di ne lu nu mel rafetlu nañ ko bu baax a baax ci bés bi nga xam ne ñoom la ñu jagleel tirailleurs yi ki ko def di général de division au commandant de la gendarmerie et de la justice militaire sukkandiku ci nekkinu professeur Iba Der Thiam. am na ay valeurs yu bëri yoo xam ne fit mu ngi ci fayda mu ngi ci jom mu ngi ci sutura mu ngi ci lépp loo xam ne gis nga ko ci nit ñu baax ñi nekk ci Sénégal yaa ngi koy gis ci tirailleurs sénégalais yi te ñu dañuy fexe ba di ko dugal ci soldats sénégalais ci militaires sénégalais te am yéene aussi ni mu nekkee ci soldats sénégalais ni mu nekkee ci militaires sénégalais mu nekk ci citoyens sénégalais yëpp. fukk ak juróom-benneelu bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel tirailleurs sénégalais yi la bu ren jile ñu gën koo fësal delloo njukkal professeur Iba Der Thiam bi nga xam ne bés ni ki tey lépp lu nekkoon ay mbébétam ak xalaatam jëmale ko ci tirailleurs yi la bés bile li nu mel féetaleel nañ ko ci musée bi nga xam ne ñoom la ñu jagleel tirailleurs yi nekkee ci sëggu caaro yi la.
ñu àddu jëmale ci jafe-jafey dem beeg dikk bi ni nga xamante ni nii noonu la indee léegi tamit ay jafe-jafe yu tar ñii di yor ambulance yi ngir yóbbu malade yi ak taximan yi nga xam ni léegi-léegi ñu jël ab malade bëgg ko yóbbu l'hôpital mu mel ni que daal jafe na lool ci ñoom ba tax na ñi ngi woo ñi nekk ci télé bi léegi-léegi ñuy bàyyi xel ci ambulance yi ak ñi nga xam ni dañoo yor ay malade ngir yombal leen seenub jàll waaye nag ñoom li ñu xamle daal moo di ni lu ji njaaga état bi moom mooy njaag ndax fi mu toll nii circulation bi ci Ndakaaru tar na tar gu mucc ayib Awa Thiaw Sidi Niang. yóbbu ñi nga xam ne seen feebar métti na loolu ci bërëbu fajukaay yi doon na li nga xam ne métti na ci jamono bi nga xam ne embouteillage bari na loolu ci dëkk bi ambulancier yi ak chauffeuru taxi yi di ko naqarlu ku nekk ci ni nga koy liggéeyee. jafe yi ñuy am rencontré ci tali bi mooy que ne bon circulation bi bon chauffeur yi nga xamante ne dañuy daje ñoom circulation bi dañ dul may ambulance yi ñu jàll te koo si romb aussi daf lay koñe des fois da ngay daw duñ la may nga jàll des fois sax da nga si daje benn homme de tenue moo lay dimbali wala benn borom scooter ñëw di la jàppale pour nga dem. boo amee malade pour nga indi ko ci hôpital vraiment sérieux problème la. taxi niroo ak ambulance dafa nekk rek secours ambulance ci hôpital ndax li waral mu nekk secours ci ambulance ci hôpital mooy day am malade yoo xamante ne amaana sa hôpital moo leen war a jël waaye malade gi du mën a am fay ambulance pour dem fa mu war a dem foofu la taxi bi nekkee ab secours bu ko defee ñun buñ ko jëlee dañuy am difficulté pour accéder fi ñuy jëm torop ci embouteillage bi donc mënoo comprendre léeg-léeg da nga naan peut-être indiscipline a ngi ci. ambulance yi di ñaax ñi nga xam ne ñooy usagers yi ñu may leen rek tuuti compréhension ci seen liggéey. mu nga yoon bi bu xatee ñun aussi am na xat-xat boo xamante ne bu amee dinañ am dawal compréhension xam ne oto yi mënuñ ñu may ñun oto bu ñu mënul may dinañ xam ne mënuñu may dañuy topp si ginnaaw rek bu mën a dem ñu dem mais aussi buñ ñu mënee may c'est foofu la problème bi ne des fois da ngay gis ay oto yu ñu mën a may ñu jàll mais duñ ñu may ñu jàll mais am na tamit ñu am compréhension boobu mais du ñëpp. problème boobu rek la mais xam nga Sénégal dañ tàmm bu auto ambulance di daw ñu ne yabul dara te moom boobu lañ war a bàyyi ambulance du ne bu yabee rek la war a taal sirène à n'importe quel moment war na mën a taal sirène. ci kaw loolu taximaan yi ñoom ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma lii di état bi. état bi am nañ ci responsabilité parce que benn tali yi ni ñu waroon melu ko niñ ko waroon defaruñ ko. ñaareel bi même ñoom bu ñu tooloo sax war a defar dañuy jël chantier yi ubbi ndoo ko te du am benn déviation xam nga booy indee chantier te amul benn déviation taxi lu mel na taxi bu yoree cas d'urgence di am difficulté pour accéder fa mu jëm te loolu gënul ci ab réew gënul ci ab liggéey. ambulancier wala taximan jafe-jafe yi ñuy jànkonteel jamono yi métti na lool ngir dugg ci bërëbu fajukaay ñoom nag ñu ngi wax ni situation bi métti na lool ndax dina mettre en danger vie ñi nga xam ne mooy ñi tawat lool. ambulance yi ñu leen di bàyyi xel ak ñi nga xam ne dañoo yam ay malade daal ci indi yërmande ngir ñu mën a sauver ay bakkan te bàyyi wax boobu nga xam ni moom la waa ji wax ñuy faral di wax ne ambulance bi yebul dara ambulance bu yebul dara sax moo gën a garaaw ndax moom day jëli ku nga xam ni bakkanam mi ngi ci xott kon nag ñu daal di wax ba léegi rek jëmee ci embouteillage yi ci biir Ndakaaru fi mu toll nii moom daw ci Dakar lu jafe-jafe la foo dem oto ya ña nga taxaw mu mel ni que daal fi mu toll nii Dakar kenn amatul solution boo teggee foo jaar di nga fa fekk sa ay moroom loolu nag lu ci bari ñi nga xam ni ñoo ko waral moom moo di ni daal dëkk bi ni ñu ko tabaxee moom moo jaarul yoon loolu ki ko xamle mooy Cheikh Tidiane Thiam ingénieur la ci wàllu structure ñu déglu ko ci micro Aline Diouf. da nga am di mat 4 millions nit nekk fi bi ñu ko doon def avant prévoir uñ ci woon loolu moo tax dafa mel ni lu xat léegi loolu nag solution yi ñu ci am solution principale bi ñu ci am mooy créer lu mel ni ville lu mel ni Diamniadio nga xam ne au lieu ñëpp di nekk Dakar dina am ñu nekk fële am ñu nekk fii. ñaareelu point bi ma gis mooy li ñuy wax effet pendule mooy que ni Sénégal dafa mel ni ñëpp dañuy dëkk benn point di liggéey benn point bu ñu xëyee ñëppay bàbbeeku seen kër dem liggéey bu ñu ñibbi tamit ñëpp bàbbeekuwaat ñibbi ça veut dire que même flux bi la même heure bi ñëppay ànd loolu maintenant pour régler ko tamit
entre autres da ngay am lu mel ni projet Diamniadio nga xam dafay jéem a créer am ñi liggéey fii ñii di liggéey fële bu ko defee ñëpp duñ bokk jëmuwaay bu ñu xëyee nga am lu mel ni projet VDN bi nga xam ne ñi daan jóge ci banlieue bi yëpp ñu si bari dinañu mën a jël VDN bu pare ba VDN 3 bi yem ci waawoon pour nga xam ne suba dina dem ba Diamniadio bu ko defee ñëpp duñ bokkati yoon bi ñuy jël ñetteelu poñ bi mooy poñ bi ñuy wax infrastructure mooy projet yi ñuy def projet yi ñuy def mooy tali yeeg pont yeeg yooyu li may wax souvent gàllankoor bi ñu ci am souvent mooy que ni Dakar dafa xat amul espace même boo ñëwee fekk benn tali benn voie nga bu ko def ñaari voie da ngay ñëw fekk ñu occupé lépp occupation yi boo ko naree dindi souvent li ñuy wax libération emprise la foog nga fay nit ñu jóge fa ay la yéwén am nañ këyit amuñ këyit foog nga fay leen coow li day bari ba nga xam ne si misaal autopont bu mel ni Kër Massar ñu war ko démarrer station Shell bi ça fait 1 an ñu ci topp di ci étudier lépp pare na mais mënuñ ko def parce que da nga war a libérer kër yoo xam ne ñu ngi ci kaw tali bi. lu ñu mënti defaat ci pont lu ñu mënti defaat ci tali bu dee nit ñi amuñ discipline topp code de la route bi du mës a sotti. leneen lu indi jafe-jafe ci dem beeg dikk bi mooy fu waay neex lal li nga xam ni moom lañ tuddee voie publique bi tamit nu neex waay occupé ko ba tax na daal ki nga xam ni moo di Modou Mboup moom mooy chargé de revendication bu AFTU xamle na ni faw ñii di nekk ci gox-goxaat yi di maire yi jël seen ay responsabilité ba yoon yi oto yi war a jaar ak yi nit ñi war a jaar ñu dégager ko bañ faa nekk ay lalukaay Modou Mboup ñu déglu ko ak Alioune Diouf. mais su fekkee tali bi dafa libre oto yi di fi jaar di dem. mais embouteillage bi ni mel du ni mel mais su fekkente ni ñiy dox ak ñiy commerce ñëpp ñoo bokk tali bu ñu defar ba pare pour oto yi jaar fa ñu occuper tali boobu wax dëgg yàlla dafa dul neex. boo xoolee tey Dakar am na 39 ries yoo xam ni commerce bi nangu na ko 39 ries. soo demee tey Sandaga li ko wër ries yu bari marché yi récupéré na ko soo demee Castor quartier bi jëkk a bari ay tali ci Dakar ci la bokk rii boobu rii yooyu yëpp marché yi récupéré na ko nga dem Médina rii yi fa nekk yëpp moom it marché yi récupéré na ko kon nga dem Gueule Tapée la même chose que noonu léegi ci voie publique yi nga xam ne voie de dégagement yi la léegi oto yi nga xam ne ñooy dem ci marché yi bu ñëwee foofu la ñuy mujj taxaw parking amul dara amul waaw maire boo xam ne nag yaa ngi wër di collecter xaalis boo collecté def ci sa jiba te doo ci jéem a réaliser dara doo xalaat ay parking doo xalaat fenn foo xam ne fii war nga fa mën a installer ay oto ñu di fa taxaw doon teel di la fay parce que ñun ay borom oto la ñu maire boo xam ne def nga parking tey nit ñi dañu siiw di gis parking ba gaare fa sa oto am sécurité booy génn nga fay loolu li fekk communes yi defaluñ ñu loolu ma ni defaguñu seen liggéey. ñu àddu jëmale ci njàng mi ñëpp ci war a dugal seen loxo loolu nag fondation port autonome bu Dakar xam nañu ko ba tax na daal collège Ahmed Sy Malick bu Ndakaaru daal nañ koy defaraat ba mu ni boy ñi ngi ko doon inauguré ci teewaayu maire Dakar moom la xamle na ni fondation bu port autonome bu Dakar du yemale foofu liggéey bi ndax am na yeneen école yu ñu bëgg a defaraat ba mu ni boy Boubacar Dieng Moussa Fall. CM Serigne Ahmed Sy Malick beesaat tàq lii nag ñi ko amal ñoo di fondation port autonome bu Dakar naka noonu mairie bu Dakar lii bokk ci li ñuy wax responsabilité sociale d'entreprise. ñu nekk port dafa nekk ci xolu Dakar mais di indi ay nuisances yu bëri parce que congestion bi 20 millions de tonnes boo koy def ci dëkk dina am toujours ay jafe-jafe yi muy indi loolu moo tax ñu ne nag dañuy def fondation boo xam ne day ñëw nag jàppale dëkk Dakar yëpp à travers nag madame le maire. nekkul ni ñoom rekk ñoo bëgg waajuru ndongo yi itam naka noonu ñuy jiite bile daara seen xol dafa fees. mbégte bu wér a wér ndax saal yi ku leen gisoon avant ñu leen di rénover ak ku leen gis après la rénovation mbégte rek nga mën a am communauté éducative bu Serigne Ahmed Sy Malick par ma voix sont totalement satisfaits. wax lii c'était pas évident parce que lu diis la woon projet bu diis la woon mais madame la maire ak monsieur Sadikh Ababacar Sadikh Bèye ñëw def sacrifice boo xam ni réaliser ñu ni ñun wax dëgg yàlla mënuñu leen di leen gërëm. fondation bu port ak maire bu Dakar fas yéene def lu ñu mel ci yeneen bërëb yu bari. réew ku nekk day def waaye doo taxaw rek di xaar naan état bi la mairie bi la port bi la bu ñëpp dugalee seen loxo rek
résultat yi day gaaw te day yomb ren moom lu mu tuuti tuuti bu soobee yàlla bu ñu yàlla jàppalee dinañ defar lu toll ak fukk ak ñeent parce que ñoo gën a màggat ci école yi collège ci 54 la mais bu ñu defaree au moins fukk ak ñeent ren bu déwénee ñu mën a defar yeneen xëy na déwén dinañ defar lu ëpp loolu. si bile inauguration nag jaare nañ si jëmbat ay garab maire bu Dakar naka noonu directeur général bu port ku si nekk jox nañ la ab cadeau ngir delloo la njukkal. maire Ndakaaru Soham El Wardini ak directeur général bu port autonome bu Dakar Ababacar Sadikh Gueye ñoo def lu am solo loolu jëmale ko ci l'école yi bu ñëpp defee noonu école yëpp dootuñu am jafe-jafe dañuy daal di àddu jëmale ci marché Sandaga ci jamonoy Noël bi di jege si bu njëkk da daan xumb lool foo tourné gis jaaykat yi di woote ak jaay lu jëm ci ay jumtuwaay ak ay rafet ay décoration waaye nag fi mu toll nii daf ni selaw lu ko waral nag moo di jafe-jafe yi am ci dëkk bi rawatina coronavirus bi ni mu lompañale poosu waajur yi ba tax na ñoom nag fi mu toll nii jaayaguñu dara waaye nag ñi ngi yaakaar ni bu feetu Noël yi jegesee xëy na mbir mi dina soppeeku te parents yi dinañu ñëw jëndal xale yi ay fowukaay ak lu nu mel Aïssatou Diak Mbaye ak Souleymane Diallo doxantu nañu ba marché Sandaga. weeru décembre bi nag ute lool ak yi ñu génn. situation bi nag nekk lu jafe lool ci ñi nga xamante ne ñooy commerçant yi ñoom nag ñu ngi toog di xaar client yi Cheikh Mbacké di ñu xamal ni dara doxul. lii moom c'est la première fois quoi wax dëgg yàlla décembre moom ku la wax ne décembre moom wax na dëgg moom da lay wax lu ko neex rek pour le moment xamuñu fu ñuy taxaw ndax corona bi dara marché wul. bagage yi boo ko jëndee fret bi cher na doon fay ay 7 euros ngay fay 15 euros. tellement man daal kenn mu dox lépp daal dana waat trop ndax instant bi daal moom dara. dëkk bi moom boo bëggee dëgg moom décembre moom waxul dara décembre boo dem ba heure bii du gisoo client bu ne la ñaata c'est la première fois ñu dund ko quoi heure bi daana fekk affaire yi commencé décembre moom bu ko jub rek lay commencé mais instant décembre boo nekk teel a 8 dëkk bi marché bi ne tekk ni mel ni dafa am ko fi dee. moom mu gis ni mbas mi rek moo waral li ni mel ba tax na jigéen ñi. dañoo ragal jëndagum yére ngir rek bañ koo sol ci bés ba. jigéen ñi kay damay ragal leen est-ce que duñ 30 seen kër reer tëdd mais mën nga jënd sa yére pare doo gaa yi ne kii dëkk bi kenn du génn yooyu wala def comme fi ne guddi gi ak yooyu buñ tëjee boîte tamit ñi naan di boîte dañ ko tëj ñu naan dañ ko tëj waaye loolu daal. commerçant bi nag di fekk ci moromam bi ci li mu wax. moom it gis na ne sax ay matukaay dinañ ko gën a yokk ngir moytoon di ko mbas mi. du mun ta yem nag parce que ni mu doon mel moom mënu koo mel parce que mbas mi fi am moo tax ne ni buñ heure bi décembre suñu newoon le 1er décembre novembre bi sax da doon dox fa la doon commencé ba décembre waaye léegi moom depuis novembre ba léegi ay benn rek mooy am par rapport ak bu njëkk quand même ba léegi tamit actuellement fi mu ne yaay dëgg ñu ne feebar bi dugaat na biir dëkk bi. mu ngi kaa yaa ngi gën a grave fi mu ne nii gars yi ba léegi dañuy jëlaat seen matuwaay aussi si loolu lañ ne bu pare ñu bëri tamit ñu ngi naan dajaloo yi aussi te gars yi ñun li ñuy jaay pour rassemblement la ñuy soirée la yi mariage te fi mu ne dëgg naa fan yi gars yi ñu naan est-ce que duñ ko dakkalaat. ñoom ñu ute lool ak ki nga xamante ne mooy Mouhamed Diba moom fi mu toll nii wóolu na boppam lool te it gis ni client yi dinañ ñëw nu mu gën a baree ci ay fan yu néew. décembre moom fête décembre moom daanaka ni ñu koy paree chaque année rek lañ koy paree daal waaw ñu ngi koy préparé ci tout ci yëpp anam daal du ñu bàyyi dara incha allah waaw. jigéen ñi waaw ñu ngi ñëw nak nag waaw xam naa ndeysaan da ngay gis sax ñu bëgg donte nag da ngay xam ni ñi bëgg nañ waaye nag xaalis rek lañ dut am da ngay xam ni dëgg-dëgg rek bëgg nañ daal. effectivement mais xam nga Sénégal tam xam nga rek maanaam dafa nekk tamit maanaam lu dal seen kaw day yomb mu feeñ ci ñëpp. ndax dëkk bi ni muy doxee la am naa yaakaar fii ak le 24 incha allah ni xam nga dina tane daal. at bi nag nekk at bu ute lool ak yu ñu génn ndax mbas mi di coronavirus li ni mel nag nekk lu metti lool ci ñi nga xamante ne ñooy commerçant yi waaye terewul nag ñoom ñu ngi am yaakaar ci ay fan yu néew maanaam bu feetu Noël bi di jege si.
yàlla bu yaakaar tas nit ñi ñëw jënd sañse yeeg saak yeeg dàll yeeg lu ni mel ak yére yi bu ko defee koom-koom mi mën a suqaliku dañuy daal di àddu jëmale ci leneen juróom-ñetti fan ci weeru décembre atum 1993 Sénégal ak Tivaouane ñàkk ku màgg muy sëtu Seydi Hadj Malick di Serigne Moustapha Sy Djamil ñaar fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw bi mu dëddoo ak léegi delluwaat nañu fële nga xam ni moo di Fass mu màndargaal fa lu bari ba tax na yi tamit quartier populaire boobu nekk ci Ndakaaru ki nga xam ni moom moo di njiitu diine boobu def na fa liggéey bu am solo ba léegi askan bi duñu ko fàttaliku te saa yoo fa demee di nga xam ni fii Seydi Djamil moom moo fi jaaroon liggéey fi liggéey bu am solo Pape Ibrahima Ndiaye Souleymane Diallo. fii nag ci Fass boo fi yegsee di nga fa fekk bërëb bi nga xam ne romb na ay génération yu bari doon liggéeyu kilifa diine jot fee jàngal sax ay millions sénégalais jàkka ji nga xam ne moom lañ samp ci quartier bii di Fass doon lu fës ci liggéeyam waaye nag Serigne Moustapha Sy Djamil lu mu def romb na li ni mel te lépp mi ngi ko amal ci tekkaaral. mag ñi wax nañ ne nangami at yim nekk fii ci Fass benn yoon la mës a génn dem palais de la République bi ko Abdou Diouf di décorer te protocole bi dañu yónnee ne comme dañ ko xam mun naa toog këram ñu fekk ko fa décorer ko mu ne comme dañ koy décorer ak ñeneen nit ñooñu may ñu leen loolu moom du nangu ñu may ko xam nga loolu ci réew mi nga xam ne nit ñi dañuy fëgg seen dënn di yëkkati mënoon na ne man ban may décorer sax dañ maa fekk sama kër waaye loolu nanguwu ko dafa dem ñu décorer ko mu wàññeeku. mu gane si àdduna 16 juin 1916 ci Louga dundam bi yépp daf ko jagleel liggéeyal Tijaaniya ci topp tànk baayam Serigne Babacar Sy ak maamam di Seydi El Hadji Malick Sy mu nekkoon Ndakaaru sori dëkk bu tedd bi waaye xolam bi yépp liggéeyal maamam la ko jagleel ak l'islam loolu nag bu ko mënee def mu jaarale ko ci xam-xam bu mag gu mu amoon ak ci comportement am lépp doon njariñ ci tarixa bi. waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick lu ñu def da fekk ñu ànd ci ak mag ñi ci zahir ak ci baatin sëñ Moussa bi mu ñëwee fii installé Ndakaaru bu ko sëñ Abdou Aziz Dabakh ne woon dellul Tiwaawan mu dellu mais waxu ko da koo bàyyi fii moo tax bi mu nelawee sëñ Abdou ne cërub Ndakaaru la. ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh daal di koy dutee Djamil maanaam ku rafet ci arab ndax Serigne Moustapha Sy Djamil rafetaayam kenn daaw ko naatable waaye nag boo weesoo loolu ñu mën cee seen xelam bu sell. bokk na ci particularité am moom sëñ Moustapha ay doomam ñoo njëkk a dugg école ci njabootu Seydi Hadji Malick publiquement te nag ni ñu jàngee nag xam-xamu àddina loolu lañ la ne waajale ci xam-xamu doomi sëriñ ba ñu fees dell mais duñ ko wone. Serigne Moustapha Sy Djamil daal di génn àdduna 8 décembre 1993 gannaaw ñaar fukki at ak juróom-ñaar lu rafet li nga xam ne liggéey na ko mi ngi wéy di fës ci quartier bii di Fass te nonoom njabootam mi ngi def kéem lay kàttan ngir mën ko wéyal. kurusu maam Maodo la Djamil te Serigne Moustapha Sy Djamil yàlla na yàlla yokk leeram taas nu ci barkeem moom doomi Serigne Babacar di sët bu njëkk ci Seydi Hadji Malick liggéey bi mu fi bàyyi woon njabootam di ko wéyal ngir saxal diine ak tarixa tijaniya ñu ñëw ci wàllu coronavirus ak tolluwaayam ci bésub tey bi tey ji nag kenn ñàkku ci bakkanam waaye li ñu ràññee mooy ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti test yi nga xam ne amal nañu ko ñeent fukk yi ak ñett ñëw nañu am doomu jàngoro bi ñu ràññee ci ñaar fukk ak juróom benn cas communautaire ak ñetti cas yu jóge bitim réew ca AIBD juróom fukki nit ak juróom ñett yi tamit wér nañu ba ñibbi seen ay kër ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan ba mbas mi dooree ak léegi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukki nit jamono ji ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi
ñu àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak afrobasket bi nga xam ne moom moo ñeel xale yi am fukki at ak juróom-ñett doomi Sénégal yu góor yi nag def nañu jaloore ndax tey jii ci ngoon ñoom ñoo gagné Guinée juróom fukk ak ñaar la ñu am Guinée am fanweer ak juróom-ñeent ba tax na ñoom nag qualifié nañu ci final bi waaye tamit dinañu bokk ci coupe du monde bi ñu jagleel ñi am fukki at ak juróom-ñeent ñu war ko amal ñetti fan bu fukki fan ak benn ci weeru juillet atum 2021 ci réewum Finlande ñuy jaajëfal suñu xale yu jigéen yu góor yooyu nga xam ni def nañu tournoi bu am solo ba am seen ticket di leen ñaanal ci final bi tamit ñu indi ndam li. ci Ligue des champions Barça tey jii ci 20h moom mooy dalal Juventus bu Turin la nga xam ne nag amuñu ko woon ca jonganteep ale ba muy diggante kii di Léo Messi ak Cristiano Ronaldo tey jii nag dinañ ko mën a seetaan muy jongante ñaar ñi nga xam ne ku ne xam na seenu xëccoo ñaar ñooñu nga xam ne ku ne xam na seen xereñte tey jii nag li nga xam ne rek moom la ñuy xëccoo ñoom ñaar ñëpp seen i équipe qualifié nañu waaye nag première place bi di place bu njëkk bi ci groupe bi moom la ñuy xëccoo Juventus nag ngir mu jël première place boobu faaw rek mu gagné lu ëpp ñaari but digganteem ak kii di rek ñoom Messi ak waa Barcelone jongante boobu dinañ leen ko toppal tey ji nag ci 20h30 ba léegi rek ci Ligue des champions bi Leipzig dina daje ak Manchester United 20h Paris Saint-Germain ak Istanbul Başakşehir ñoom ñooy daje ñi ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV Ndiaga Seck ci xarala gi feggoo ak ki nga xam ni mooy Modou Diouf doomu xiinin ci jokkoo gi El Hadji Malick Sy ci coordination bi ñuy delloowaat lenge yi beneen studio ba daal di leen jox dig daje suba incha allah ci yeneen xibaar.